abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo. Assalamualaikum mbokk internet yu El Vision Médias maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di am mbégte ak bànneex saa su ne di dikk ak yéen tey nag ñu ngi fii ci suñu biir studio ci suñu plateau ma ànd ci ak toujours Sidy Seck Sidy maa ngi lay nuyu. Aliou maa ngi lay fay bu baax di nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan di am mbégte ak contentement toogaat fii jàkkaarloo ak ñoom. Sidy man aussi maa gën a am mbégte mais tey bu ngeen gisee suñu jotaay bi nga xamante ni ñun ñaar ñoo ko fi toog tey dañu am benn concept bu bees boo xamante nii mu ngi tudd joxe sa xalaat ci li nga xamante ni mooy inondation bi ku nekk xam nañ ñu ngi dëkk ci benn commune boo xamante ni muy commune bu Diamaguène Sicap Mbao commune la boo xamante ni bokk na ci communes yi nga xamante ni ñoo gën a fragile ñoom la bokk na ci communes yi nga xamante ñoom la li nga xamante mooy inondation yi gën a laal gis ngeen démb ci guddi taw bi nga xamante ni taw na ko ak tey ci fajar foo génn rek Sidy gis nga mbedd yi ni mel pratiquement Sénégal yëpp aussi noonu la mel donc tey suñ plateau bi loolu moo waral ñu def ko tey parce que yéene jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay homme politique nekk ay responsable ci commune bi parce que yéene leen woo téléphone waxtaan ak ñoom ñu jox ñu seen xalaat li nga xamante ni xalaat bi nga xamante ni loolu lañ gis ci inondation yi waaye jox ñu li nga xamante ni mooy perspective yi ak li nga xamante ni mooy objectif yi nga xamante ni am nañ ko wala plan yi nga xam ne lal nañ ko pour xeex mbënd mi ci biir commune bi Sidy. Aliou comme ni nga ko waxee am na solo lool parce que tamit ñun ñëpp xam nañ ne tey ku yeewu mën nañ ni les pieds dans l'eau la donc loolu noonu askan wi yëpp ñaxtu ko ak askan wi yëpp gis ne metti na tey suñu yaay avant ñuy dem marché ak suñu soxna yi am nañ ay difficultés nit ñi war a yeewu fajar pour xëy am ay difficultés même da nga yor sa oto mais pour nga génn fii c'est tout à fait un problème donc nekk na loo xamante ni inondation te chaque année presque loolu la ñuy dund donc yan solution lañ ci war a mun a am ak lan la état bi wala tey suñu homme politique yi lan la ñuy xaar ci ñoom pour ñu mun a dimbali ñu ci mbënd bi nga xamante ni lëmbe na fii ci Diamaguène Sicap Mbao. ñu gis ren mu nekk benn année boo xamante ni c'est une année particulière parce que ñu ngi nekk ak li nga xamante ni mooy Covid 19. ñëpp xam na ni feebar la boo xamante ni dafa soxla set. ñu gis ni population bi fi mu toll nii ñu ngi ci biir ndox mi di paccax yi suñu mbokk yi ku ci amul mbokk rek am nga ci dëkkandoo ku ci amul dëkkandoo it am nga ci mbokk donc mu nekk situation boo xam ne xaw na metti gis nga fi nga xamante ni mooy Tivaouane Diacksao école bu tudd école Alioune Gueye li nga xamante ni mooy canal bi moom moo mujj toj ñëw dugg ci biir école bi élèves yi noonu lañ mujjee dugg ci biir ndox mi di def seen CFEE ci xale nga xam ne loolu mën na ko perturber pour nga xamante ni du mën a concentré wu 100% ci li nga xamante ni loolu lay liggéey waaye école bu nekk Pikine tamit école B bu Pikine gis nañ ni élèves yi surveillants yi ñoom ñëpp ñuy xuus ci ndox mi pour yóbbu papier yi ñii di xuus pour def seen ay cours mu nekk ay situation yoo xamante ni non seulement ci commune bi mais Sénégal ñu ngi nekk di dund ay situation yu métti. non métti na trop parce que tey damay am benn xol bu xaw a jooy benn xol bu kër meurtri parce que su may gis tey benn élève CM2 di jaar ci biir taw bi pour yegg seen classe toog ci biir ndox bi di def examen mais loolu lan moo ko gën a metti lan image boobu après lan la war a indilaat xale bi ci jàngam parce que tamit il faut que tamit nos autorités xam li ñu war a def bu baax mais chaque fois mënuñu suñu defee dara ñu ne situation moo ko waral loolu mënul continuer ci Sénégal quoi chaque jour situation moo ko waral on en a marre quoi il faut que tamit ñu jël seen ay responsabilités xale yi dañuy mën a jàng ñu mën a tegu ci ay conditions yu normal ñu jàng mais mënuñu tey inondation en tant que moment bi nii ñëpp xam nañ ne nit ñi dañ daan génn seen kër yi sax dem dëkk ci école yi mais suñu demee ba nit ñi fi ñu daan dëkk foofu la élèves yi war a toog war a def examen di toog ci biir ndox di def examen kooku est-ce que su amul examen est-ce que responsabilité bi man du ma ko jox élèves bi dama koy jox aussi mooy autorités yi lu ma wax seen ay parents tamit mais autorités yi ñooy yor responsabilité boobu bu élèves yi échoué. D'accord donc avant ñoo dem ci li nga xamante ni mooy appel bi ñu gis ni état bu Sénégal dafa jëloon dogalu delloo élèves yi ci li nga xamante ni mooy classe yi ci le 25 juin su ma juumul léegi élèves yi bi ñu dellu si classe yi umpale woo leen ni population bi ñëpp waxoon nañ ni risque la premier risque bi mooy risque coronavirus contamination bi élèves yi moo nekkoon premier risque bi mais beneen risque bi nga xamante ni aussi nit ñi ñu ngi ko doon souligner mooy li nga xamante ni mooy taw bi bu ñëwee naka la élèves yi di def pour jàng si taw bi naka la élèves yi di def parce que fii nii ci Ndakaaru bi nga xamante ni fii lañ nekk classe wala école yu bëri dañuy taabu nawet jotee donc tey jii nii est-ce que aussi tamit responsabilité boobu état waru ko woon mesurer xoolaat ko avant moo jël décision. xam nga Aliou ñun Dakar rek lañ toog sax
mais fan yi génn naa fi dem Saloum fekk naa école boo xamante ni te jour bi may dem Saloum presque dafa taw toute la nuit mais bi ma duggee gis élèves yi fi ñu war a jàngee non dama ni non ñii mais ñii ban Sénégal lañ nekk quoi au juste parce que mënuma comprendre élève boo xamante ni buy jàng ci biir taw lay jàngi bu toogee di jàng ci ay abri provisoire lay jàng jusqu'à présent Sénégal am na 6000 abris provisoires ci yoo xamante ni danga naan état bi est-ce que mi ngi fi en plus ñuy jàng ci période hivernage loolu teguñu ko fenn bon comme li nit ñi waxoon tamit jàngiwaat bi du yoon nañ def année blanche ou bien ñu trouver beneen solution. une année invalide peut-être. très bien mais bon gis nga ni ko gouvernement bi waxee il a investi des milliards donc du nangu perte ay milliards yooyu léegi xale yi lay sacrifice boobu ñuy wax moo nekk nii tey te des na ñaari examen yu war a ñëw parce que BFEM mi ngi ñëw baccalauréat mi ngi ñëw. bu fekkente ni ci condition bi élèves CM2 yi defee ñoom noonu lañ ko defee après lan mooy conséquence suba loolu moo jar a xool quoi. conséquence suba loolu moo jar a xool loolu mooy li nga sii di daanale donc ñun ci li nga xamante ni moo ñu gën a intéressé rek mooy ci commune bi nga xamante ni fii lañ nekk muy commune bu Diamaguène Sicap Mbao gis nañ ni commune bi nga xamante ni fii lañ nekk muy commune bu Diamaguène Sicap Mbao commune bu bëri ay politiciens la commune bu bëri ay mouvement la commune bu bëri ay parti politique la donc tey jii nii ñu bëri tey buñ ne peut-être inondation rek seen xel day dem ci ki nga xamante ni moo fi nekk le maire Coumba Ndoffène Fall ni moo war a def lii moo war a def nii peut-être moom aussi war na def dinañ ci ñëw mais avant moom ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les opposants yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi ñu ne intérêt askan bi nga xamante ni moom mooy askanu commune bu Diamaguène Sicap Mbao moo leen ñor tey gisaguñ leen dégguñ leen mën naa citer ay tour mën naa citer Malick Diom mën naa citer Abdou Samad Diouf nga xam ni chaque at dañ ko doon gis ren gisuñu ko mën naa citer Léna Diédhiou et d'autres mouvements yoo xamante ni ñu ngi biir commune bu Diamaguène Sicap Mbao tey gisaguñ leen ñooñu dem aussi lan lañ mën a xaar si ñoom doyen fi nga génn noonu dafa am solo trop parce que gis nga ñun Sénégal dañu sonn ci ay naxaate quoi gis nga nit ki sooy laaj dara comme par exemple ni ñu ko waxee ne dañuy laaj mairie comme ci commune bi ñu nekk commune Diamaguène Sicap Mbao ñëpp ñi ngi tàllal seen loxo dañuy dem maire dañuy dem élection jox leen ma mairie bi ma diriger mais kii diriger mairie day fekk au moins bu population bi nekkee ci njàqare mu génn ànd ko ak ñoom mais ba kii bi ba mbënn bi commencé ba léegi inondation bi mu commencé ba léegi amul benn homme politique boo xam ne wàcc na sur le terrain pour dimbali population bi amagu fi gisaguñ ko fi képp koo xamante ne def na ko tamit après dinañ tijji antenne bi mën a dugg woote wax sa xalaat comme ni nga ko waxee noonu lay demee mais actuellement nii homme politique yi nit ñi soxla nañ leen ci ngeen dimbali leen ci inondation mais bu leen bàyyi ba inondation bi jeex ku nekk takk say rajo takk say micro di fëgg dina naan man la jamono bii nii kenn wàccagul sur le terrain pour dimbali population bi. peut-être benn acte boo xamante ni acte bu rafet la. ma gis ko muy waa Amdalaay 4. Ramadan ñoom ñi nga xamante ni ñooy population bi. ñoom ñu def acte bu rafet daal di jënd seen ay matériel ni ñoom xaaruñu politicien. xaaruñu état commencé xeex li nga xamante ni moom mooy inondation génnee ci seen poos. daal di commencé jënd ay tiwo jënd ay yooyu indi sareet yi wàccee. pour daal di xeex li nga xamante ni moom mooy mbënn mi loolu dañ koy encourager di leen féliciter bu baax a baax di xam ni loolu mooy patriotisme te di leen wax ni bu ñu xaar politiciens yi dara politiciens yi nañ ñëw fekk leen ci dimbale leen bu ñëwul tamit ñu xam ni homme politique Sénégal moo mel noonu bu élection taxawul bu amul soxla si yow rek du la faale loolu aussi si di peut-être am nga loo ci waaw gis nga damay ñaan chaque jour benn affaire ma ni ñoom duñu damay ñaan chaque jour élection nekk nawet gis nga élection bis bu nekkee nawet muy élection mairie bis bu nekkee nawet doo déggati inondation ci Sénégal parce que ku mënul sax dina dem uti ay moyens pour déployer ndox bi wane ni man maa dindi ndox mais chaque fois soo xoolee élection yi dañ koy jàpp ci moment boo xamante ni du nekk moment nawet mais nag ni ñu koy jàppee ci moment boo xam ne du nekk moment nawet élèves yi ni ñu mën a xuusee ci taw bi dem defi examen na ko nit ñi di mën di xuusee ci taw bi di ko mën di demee di voter ji kon donc dañuy ñaan de grâce muy le président Macky Sall buy jàppati élection na ko jàpp en plein hivernage parce que c'est très important nit ñi xam dund bi nan la homme politique yi laaj kàddu askan wi di jaar ci ndox mi di mën di génn di ko dund ak nit ñi quoi. d'accord peut-être dañuy dem ci li nga xamante ni. mooy appel yi si di ma bàyyi la nga commencé appel yi dañuy commencé ak kan. waaw parce que comme ni ñu koy waxee rek ñun nekkaluñ fi kenn dañuy woo ñëpp koo xamante ni képp koo xamante ni tey yaa ngi ci commune Diamaguène Sicap Mbao nekk un acteur politique ak même les acteurs de développement dinañ leen woo ku ci nekk nga dugg wax lan nga defagum ci inondation bi
ak nan nga xalaatee inondation bi ak tamit lii nii fan lañ jëm xanaa duñ def lu dul jéem a dugal Yaxya Fall moom aussi ci commune bi la nekk nekk quartier Aïnoumady wax yaa ngi ci en direct El Vision Média nekk ci émission bi nga xam ne mi ngi tudd wax sa xalaat ci wàllum inondation bi ma ànd ceeg sama frère sama doyen Aliou waaw ci loolu la ñu nekkoon nii ñu doon wax Aliou ma bàyyi la ak Yaxya maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax Aliou ñu ngi lay dalal bu baax ci suñu antenne El Vision Média merci donc tey Yaxya bëggoon nañu xam li nga xamante ni moom mooy ci xalaat d'abord sa xalaat d'abord ci li nga xamante ni mooy wàllu mbënd mi ci biir commune bu Diamaguène Sicap Mbao en tant que politicien ñu bàyyi la ak internaute yi. wàllu mbënd mi en tant que commune bu Diamaguène Sicap Mbao en tant que citoyen moom li ñuy yàgg di jaaree depuis 2005 ba léegi te gisaguma benn jéego muy ñi fi jógee muy ñi fi nekk ku si def jéego bu dal xel si askan bi bala am jàmm ay plan Sénat rek la ñuy wax ça fait plus de depuis 2019 même assisté naa ay rénovation bi mais fulla bu mag gi ñu war a jox xaal kanamu Diamaguène Sicap Mbao joxagul parce que mun ñu nekk si commune boo xam même pas 500 mètres yaa ngi si géej gi ñii am problème mu canalisation wala ay lieux yu mën a déboucher ndox mi kon pour man solution amagul si solution bi mooy peut-être nañ ko xaar ci yeneen régime mais du régime bii du ñu fi jóge du bi fi nekk. ban régime ngay wax noonu. mën nañu wax ne régime bu ñu nee régime atlantique on parle de président Macky Sall on parle de président Abdoulaye Wade. même si que si parti boobu laa nekk. mais taxawaay bi ñu waroon def si commune bi Diamaguène Sicap Mbao defuñu ko si woon. defuñu ko à l'époque. parti socialiste aussitôt. APR aussi kenn defu si li nga ci war a def rawatina nag ñu am doom joo xamante ni tey mu ngi juddoo ci Aïnoumady si xolu mbënd mi fi mu nekk. noo gisee taxawaayam ay situation non zéro. noo gisee taxawaayam zéro. pourquoi 0 0 0 0. parce que gisuñu lenn moom xam nga tey mbënd mi dafa am ay plan mbënd mi nekkul loo xamante ni da ngay xëy ñun ñu taw na rek nga taal ay machine pompage naan yaa ngi dégager ndox mi non. waaw mais xam nga tey bu fekkoon dès maintenant que nawet bi mu ngi ñëw mu drainer waat mbedd yi. fexe ba créer ay parties yoo xamante ne déboucher canal yi au moins li ñu jot a am as la ndox mi mën si jóge mais tey la situation bi commune bi du dund tey jii may wax ak yow. 2005 la nga gën a dund. 2005 la gëj a dund lii 2005 bi président Abdoulaye Wade di ñëw. 2005 moo causé woon ñu renvoyé les élections locales yóbbu ko en 2019. ok kon situation commune bi tey jii nii. waaw Ndoffène Fall bu fàttali ko tey jii mooy son premier jour bu Aïnoumady nii Sam Nasrallah di regroupé doon benn boucle. taxaw ni lii nan la koy xeexee c'est même date là c'est le même rendez-vous moom moo ñu. waaw lancé naa ko benn cri de cœur. pour xamal ko ni yaa ngi nelaw yeewul. waaw mais Yaxya yow en tant que tamit un politicien. waaw nekk tamit responsable politique fii ci Diamaguène Sicap Mbao yow lan mooy sa taxawaay actuellement nii ci inondation bi yan acte nga ci posé gum. non moment actuel ren ku ne xam na ni Covid bi daf ñu laal ñun ñëpp. Covid bi daf ñu laal ok. année yi passé chaque année daan naa jënd ay camion su def ay remblage préparé ko. mais ren ku ne xam na ni situation yi ñu. mais Yaxya est-ce que loolu nekkul layu politiciens yi rek tamit. non parce que bu ñëpp naan Covid bi daf ñu laal su maire bi ne su maire bi ne Covid bi daf ñu laal est-ce que tamit nekkul ne askan bi ñooy fayewaat les pots cassés. non mais duñ ko pardonné Covid bi daf ko laal. parce que une commune bi nga xamante ni mois de mars voté nañu budget ana budget bi pour cet argent là. on ne peut pas le pardonner. non là loolu dul la mais du moom de son régime du président Macky Sall. ok parce que avant mën na lii avant ñuy wax Covid bi. tous les maires voté de leur budget.
bu ñu kenn solo ci loolu de loolu mënul nekk ñoom duñ leen may lay boobu. d'accord Yaxya. daa Yaxya loolu moom mënul nekk. mais ñun daal li nga xamante ni tey ñun ñu ngi leen koy wax. waaw. di ko wax population Thiamène Sicap Mbao. waaw nanu del ca la nekkoon bu fekkee su ma fekk Sidi si li mu wax ni ne le maire est-ce que du ni Covid bi daf ko laal. mais dem jël suñuy photo dem yalwaani parce que loolu lañ dëkkee depuis 2005 ba léegi loolu lañ def. su fekkee foofu la ñu mën a delloowaat. ñun nañ delluwaat foofu te xam ne ñu mérité wuñu mukk benn commune bu am environnement bu baax. ñu mérité wuñu mukk lu dul non xam nga tey Sidi. waaw mais yaa xoola xam nga waxtaan bi il faut aussi ñu mayante tuuti parole. comme ça ñu mën a am tamit voilà Aliou mën la relancer waat bi vas-y Aliou. d'accord Yaxya tey jii nii gis nañ ni yow nga ni Covid bi daf la laal. Sidi ni la maire bi aussi mën na wax ni Covid bi daf ko laal. parce que Covid bi loolu mënoo ko bañ parce que Covid bi président Macky Sall moo toog mu ni def ñu laal ñun ñëpp. donc maire bu waxee loolu kenn mënu ko bañal. non man même le président Macky Sall duñ ko mën nangu. parce que dañ ko permettre. ñu jox ko 1000 milliards pour mu xeexal mbas mi. waaw mais mu xeexal Covid ak mu xeexal inondation bi c'est pas pareil tamit le maire en personne avant ñuy wax Covid bi. commune yëpp d'une manière générale yëpp boo dina leen budget orientation yëpp dugg na kees yi fees na benn affaire bi. ok yow loolu. du leen bàyyi ñoom ñu ñuy lay naan bi Covid daf ñu tëral. man personnellement. en tant que citoyen. man bokk ma ci lobin wala ma keneen ku may jox xaalisu askan bi su ma alalu bopp laa yor. d'accord da ngay dem ba biir ay demande wala nga diir dugg mbir bi naxtul laay ngay ne Yaxya Fall ban taxawaay la daan am ci mbënd bi. d'accord mais nit buy wax day wax digganteem ak yàlla. d'accord fii may wax nii 1 franc dafa gëma ko ci mbënd bi. d'accord man personnellement. waaw soo franc parler boobu aussi soxla nañ ko ci politique yi ku nekk li nga def. nel maa ko def ku nekk li nga deful taxawal tamit nga ne askan wi defoo ko. Yaxya ñu ngi lay jaajëfal. te comme wax sa xalaat dañu wax li nga wax aussi tamit duñ la ko bañal. comme sa xalaat la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. merci beaucoup Yaxya Fall. jaajëf. xam naa ba beneen. ok jaajëf. ok jaajëf. donc Sidi dégg nga li Yaxya Fall wax nee na du baal maire mu ni Covid Dakar laal du ko baal. noo gisee. bon parce que xam nga tamit ku ci nekk dina jéem a indi prétexte boo xamante ni yow mooy sa couverture quoi comme Yaxya bu ne Covid bee ko laal. maire bu ne Covid bee ko laal bon d'accord mën nañu ko bañ a tolérer maire mais nag Covid bi laal na Sénégal. laal na Sénégal laal monde entier. ok surtout loolu moom yaakaar naa ni. ku ci nekk mën na ko nangu. tamit parce que tamit tey au moins gisagum nañ sax ay quelques motopompes yu génn di pompe. peut-être dafa dajul. mais nag ñoom xam naa ne bu ñu duggee. ñoom dinañ ci mën a. parce que Yaxya am na lu mu wax sànq. ni canalisation canal yi. nekkuñu di leen déboucher mais man am na canal yoo xamante ni personnellement gis naa ko. gars yi ñëw nettoyer ko dindi saleté bi nga xamante ni moo nekk yëpp ci biir nit aussi booy wax da ngay wax sa digganteeg sa borom. man gis naa loolu. d'accord léegi dañuy jàll ci suñu deuxième ki nga xamante ni moom mooy su doon. suñu waaw xanaa ñu jéem a dem xool Pape Ndiaye mi nga xamante ni moom mi ngi côté Samsam 2. waaw tamit ñoom ñu laaj leen tamit nan la ñuy dundee ndox bi foofu. d'accord ak kii bi ñu xam exact lan la laaj foofu. Pape Ndiaye moom moo nekk tamit aussi. coordonnateur mouvement leeral bu Diamaguène Sicap Mbao nekk aussi le coordonnateur grand parti bu Malick Gakou. Pape Ndiaye. waaw Pape Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. waa El Vision. yaa ngi ci en direct El Vision Média. waaw. ñu am benn émission bu ñu tuddee wax sa xalaat ci wàllum inondation bi. ñu xamoon bëggoon a xam tey taxawaayu homme politique yi lan moo ci seen taxawaay. maa ngi toog sama doyen Aliou xanaa ma bàyyi la ak Pape Ndiaye rek. Pape Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci El Vision Média. waaw Aliou ñu ngi leen di fay di nuyu waa El Vision Média yëpp. waaw Yaxya en tant que coordinateur mouvement leeral comme leeral ngeen wax dafa war a leer. waaw dafa war a leer. leeral bi moom ba xam ngàcc ba mu seet bokk na ci wala. waaw ñun leeral bi moom ñu ngi jëlee opposition bi lañ bokk. opposition ngeen bokk. waaw dama ne ni ngeen war a leeralee est-ce que ngàcc ba mu seet bokk na ci. waaw nag moom ñun suñu rôle la.
yéen seen rôle la nekk moom suñu rôle la quoi. est-ce que yéen a ngi ci ah fu ngeen ci est-ce toll que yéen a ngi ci waaw bu mu doon ne moom il est temps nag moom ñu dimbali askan bi parce que tey jii même man gisal naa sama bopp même temps que dama xuus man en tant que coordinateur tant que nii dama xuus comme tout le monde mais Pape Ndiaye comme yow jot ngaa xuus ci ndox mi te gis nga tey situation bi nga xam ne askanu Diamaguène Sicap Mbao yeewu waale nañ ko mais yow ak sa waa mouvement lan moo ciy seen taxawaay ou bien da ngeen a croiser balaa rek bàyyi waa population bi aussi di dund ci galère boobu noonu. non mouvement bi moom xam nga dinañ ama duñ jékki-jékki rek tëb rek dugg si ndox mi wala ñu dugg dañuy réunir waaw woo président bi waaw wax ko situation dëkk bi nu mu mel mais avant nawet bi amul benn non Pape Ndiaye plantation bu ngeen teg. Pape Ndiaye duñu leen toloore ci que dañoo war a réunir avant hivernage yaakaar naa bu fekkente ni yéen da ngeen a soxla baatu askan wi soxla mairie war ngeen a préparé wu avant hivernage di ñëw lan ngeen war a mun a taxawoo askan wi. waaw mais préparé nañ xam nañ parce que léegi nii duggule commune bi ni muy inondation bi ni muy def xam nañ ko parce que du tey rek la def nii daana gën a garaaw nii sax ah kon xam nañ xam nañ ban taxawaay lañ ci war a am mais il faut ñu réunir dégg président bi nga xam ne tamit moom moo di jiite ak lan la ciy def loolu tamit il faut ñu réunir quoi en tant que coordinateur waaw man loolu mooy sama rôle il faut ma woo président xamal na situation dëkk bi nit ñi soxla nan na waaw mu nga rek sur le terrain xool lan la ci mën a def comme tout le monde d'accord Pape Ndiaye su ma juumul seen président moom mooy Malick Diom waaw mu bokk ci opposants yi nga xamante nii ñoom la ñuy nommé comme ay favoris à la succession de Ndofène. allo waaw mani seen président muy Malick Diom su ma juumul. waaw moom bokk na ci favoris yi nga xamante ni ñoom la ñuy nommé à la succession de monsieur le maire Coumba Ndoffène. ban vision nga am ci li nga xamante ni noonu la commune bi di doxee ci li nga xamante ni noonu la mairie bi gérer li nga xamante ni mooy inondation yi. non inondation moom xam nga moom dañ cee sooxe moom vraiment. ci naka. du tey rek dañ yàgg nag. mooy tey li ñu war a def inondation defuñu ko. lan ngeen waroon def. parce que tey bi ci jiitu. am ay canal. waaw boo bokkoon na ci ay programme mu am ay canalisation. ci programme mu Malick Diom dëkk bi ah. ci programme mu Malick Diom. non Malick Diom moom tey bu yoroon mairie moom loolu moom suñ programme ñun day parce que li gën a sonal dëkk bi inondation ci la bokk. ok waaw ñun moom bu ñu yoroon dëkk moom suñ premier projet loolu ci la bokk quoi. jéem a amul ay partenaires jéem a kii jël dëkk bi yëpp def si ay canal quoi parce que mairie bi tamit boo xoolee budget mënul loolu quoi mais ay partenaires ngay dem wuti ñu def ko. ay partenaires. waaw noo gisee taxawaayu maire bi comme ren génne na ay moto pompe noo ko gisee yow en tant que un opposant le maire Coumba Ndoffène noo gisee taxawaayam. waaw man gis naa leen ñuy taay ñu ngi def ay effort boo xam ne mosuñu ko def nag. waaw xam nga nit ki tamit boo nekk opposant tamit da ngay wax dëgg rek yàlla daal. man moom bokk nañ opposant yi nga xam ne dañuy sànni xeer wala ñu gis loo xam ne day mel ne gisuñu. kon est-ce que yéen Coumba Ndoffène defu leen remontada parce que daaw gisoon naa ngeen doon sëkk koñ yi. mais ren moom dafa mel ni seen lampe dafa fay carrément yéen waa leeral. waaw mais daaw waa leeral dañoo bàyyi ba hivernage bi ba mu jeex. ñu doog a sëkk pour nit ñi mën a am fu mu jaar. mais ren moom bëgg nañ ni wane suñu bopp si ay affaire yooyu. ñu soxla gasoil ñu soxla ay gasoil. waaw yooyu moom bëgg nañ ci yëngu te dinañ ci revenir waxtaan ci bu baax xool côté yi nga xam ne ñoom la gën a sonal ñu dimbale leen. d'accord kon baax ñu ngi lay jaajëfal. waaw incha allah. waaw ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf xam naa dinañ jéem a dugal sa président tamit laaj ko moom lan moo ciy xalaatam. incha allah. jërëjëf. d'accord. gis nga ko moom fi mu génn mooy reconnaître na ni mairie bi ñu ngi def ay effort moom nee na bokkul ci opposants yi nga xamante ni dañuy wax pour wax rek reconnaître na ni mairie bi def na ay effort te ñun aussi gis nañ ni def na ay effort parce que boo xoolee daaw en plein hivernage ki nga xamante ni mooy le maire dafa demoon tukki te ren mu ngi toog fii donc loolu aussi ay efforts yu ñu war a saluer waaw parce que tamit mun naa ne depuis 5 ans ren mooy 6e année ci maire bi. mandat Coumba Ndoffène c'est la première fois ma gis ko mu wàcc ci. sur le terrain gis naa ko muy wax sax ba tàng jour boobu sax dama xaw a kontaan parce que au moins gis naa sama maire mu wàcc taxaw ci ndox bi quoi au moins. defoon na aussi tamit benn visite pré hivernage moom ak ki nga xamante ni mooy le gouverneur. waaw effectivement parce que yooyu noonu dafa nekk ay actes yoo xamante ni
gis nga diriger du question que toog naa rek joxe ay kàddu def leen di c'est-à-dire nit ñi dañuy soxla visibilité di gis seen maire di nekk ak ñoom ci ndox bi di gis homme politique bi nga xam ne mi ngi naan la dénk ma sa kàddu ma demal toogal la fële di wàcc ak yow mais du question damay toog fële envoyé samay éléments ñu nekk sur le terrain di kërti day baax autorité bi tolloog benn baana bi même catégorie mu gis ne carrément kii kat mooy sama maire xoolal tey fi muy xuus ci ndox mi yooyu daf ciy baax ay acte la yoo xamante ne dañ koy soxla tamit ci suñu mais comme ni nga ko waxee noonu ci 6 ans yoo xamante ni mu ngi fi ren peut-être mën na am daana def mais ren population bi soo gis mu ngi soog a def ay effort est-ce que nekkul tamit foofu tamit ak élection yi jub si nii est-ce que loolu tamit du politique waaw loolu yëpp jàngat bu xóot moo ci nekk parce que politique moom suñ ko waxee gars yi ku ci nekk ay stratégie lay teg ay schéma lay teg pour xool nu mu mun a récupérer askan wi ba def li nga xamante ne moo ko intéressé parce que tey mën naa su tëddee di nelaw rek continuer ko ba élection jot su génnee gars yi dañ koy dóor yu metti mais tey soo xoolee daaw ay ñoom samat ñi ngi woon ci ndox mi ay ñoom Malick Diom ngay gis ku ci nekk nga gis ko mu Ndofène dem États-Unis ren xam naa jàngat na loolu ba ñëwaat na pour jéem a essayer def remontada mais nag xam naa ne gars yi tamit duñ ko ci bàyyi di leen génn tamit loolu yëpp bénéfice population bi voilà loolu moo ci nekk xanaa ñu jéem a xool Abdou Samad ba xam moom tamit comme moom lañ xamee ndox mi mais temps yi gis nañ ni carrément gars yi tamit ñi ngi ñëw di ko fekk si ci li nga xam ne mooy fooram waaw parce que politicien bu nekk am na fort moom daa mel ni gars dañ ko remontada waaw parce que dafa mel ni actuellement ni match bu metti lay fubal waaw parce que ni gars yi ñëwee dugg si ci biir fooram fi mu doon samp pompe yëpp gars yi ñu fay samp pompe instant bii nii muy waa côté mairie bi bon instant bii daal mën nañu jongante bi ñoom ñaar la ci côté Samat ak mairie bi waaw Samat ak mairie bi d'accord waaw mais ñeneen ñi ci des moom kenn déggatu leen kenn gisagu leen salaamaaleykum maaleykum salaam Abdou Samad waaye Sidi maa ngi lay ziar ñi ngi delloo ziar bu baax alhamdulilah yal na yàlla nangu ziar bu baax amiin yaa ngi en direct ci El Vision Média ci wax sa xalaat ci wàllum inondation bi te yow ku tudd inondation moom ci Sénégal faaw ñu tudd la kon donc dañuy am contentement di la dalal xanaa ma bàyyi la ak sama doyen bi Aliou Abdou Samad a ngi noonu Abdou Samad sëñ bi maa ngi lay siyaar bu baax waaw yal na yàlla nangu ziar bu baax a baax a baax waaw Abdou Samad ku la wax rek wax li nga xamante ni mooy inondation ndax yàgg nañ la gis ngay dugg ci biir ndox mi di xuus dëgg la mais ren nekk année boo xamante ni yow ci sa bopp yaa waxoon ni météo nee nañ ndox mi dina bëri lool waaw effectivement ren ñu gis la nawet bi commencé nga daw dem Kaolack ci li nit ñi wax lu waral loolu waaw non man yow xam na d'abord maa ngi am mbégte bu baax a baax di leen nuyu am si njëkk ci dellu si waat ci El Vision Média di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne mën nañ koy def mu nekk un travail remarquable ma gis nga nekk des jeunes yoo xam ne dans le cadre professionnel gis naa ni ngeen taxawee li ma wax nag tey ci wàllu inondation comme ni ko suma xarit boobu di waxee maanaam ñu wax inondation ci Sénégal te duñu tudd Abdou Samad donc loolu aussi dañ koy sant suñu borom xam ne lu ñu yàlla dimbale la parce que li ngay def pour sa taxawee ba ñu ràññee la ci donc loolu suñu dimbalu borom la yàlla dafa def di nawet bi di démarré d'ailleurs yow gis nga man tàmbali woon naa di anticiper li nga xam ne les sapeurs pompiers yi ñu ñëw suñu terrain man maa àndoon ak ñoom def bi sur du terrain pour benn démarche anticipative mais le gouverneur aussi bu ñëwee gis nga na mu demee avant boo xoolee wàcc ci pont bi indi woon ay machine commencé def ay drainage pour ndox nit ñi mën a am jàmm mais par la suite nag su ma waajur bu góor ndax nit amul lu dul waajuram daanu feebar waaw donc am AVC donc ñu woo ma hospitalisé woon moo tax man mu kon Kaolack donc loolu moo ma yóbbu Kaolack waaw mais je pense que ku ma xam na ne man ba muy gën a métti daw ma d'accord kon du ma dem ba mu toll fi mu toll may daw te man xaw ma ak sama Diamaguène Sicap Mbao donc sama adduna yëpp dama ko sacrifier pour l'intérêt de la commune de Diamaguène Sicap Mbao donc suñu devee def sacrifice moi je pense que ñun ñi di wax loolu ñi nga xam ne rek dañu amul ay argument lañu mais kii connaît l'homme
Abdou Samad. waaw xam nañu c'est un combattant naturel un combattant engagé au service de la communauté. d'accord Abdou Samad loolu man dama koy évacuer jàpp ne rek ne qui veut tuer son chien l'accuse de rage. voilà. d'accord Abdou Samad ñu ngi lay masaw bu baax di ñaanal sa waajur bu góor yàlla fëgg boppam. waaye am na solo yàlla may ko gudd fan. amiin mais Kaolack googu nekk say élément ñu ngi fi ñàkkul ni yaa ngi jot information yi nga xamante ni moo nekk fii. donc d'après information yi nga xamante ni jox nañ la ko noo gisee taxawaay li nga xamante ni ñooy autorités locales yi. voilà effectivement xam nga sànq ba léegi. bi may jógee jàmmante ci Kambaaw bàyyi naa fa ay équipe une équipe. actuellement samay machine ñu ngi sur le terrain di dimbali population jàmmante ci Kambaaw. xëy na jëmm ji lañ faraloon di gis lu ci ëpp mais fi ñu toll. am na ay moto pompe yoo xam ne boo demee ci moo xam ne vraiment moom bi boo ko laajee di nekk ay machines yoo xam ne man ko bàyyee ñuy dimbali population bi donc loolu man dama jàpp rek ne li am solo mooy que ne tey jàmm leen ci Kambaaw tant que avant léegi maa ngi tuddee ak le général des sapeurs-pompiers le général Mor Sène kii may wax ak yow nii là où je parle avec vous la soola neen en monsieur Diatta et surtout lié à jàmm leen ci Kambaaw def visite du terrain parce que bi situation bi amee ba amoon ñoo xam ne dañu doon def ay marche di indi ay problème pour que ne nañoo jéem a ndox mi foofu autorités yi man dañ ko wax parce que tey jàmm leen ci Kambaaw saa yi ñu ñëwatoo même le ministre de l'Intérieur su doon oote man lay waxal. ok waaw mais Abdou Samad. waaw Abdou Samad foofu bëgg naa la fa laaj benn question man Abdou Samad. ban ndomba tànk la yor biir jàmm gën si Kambaaw ba gouverneur sapeur pompier buy ñëw chaque fois moom lay woo comme ni nga koy waxee. loolu ñun jaaxal nañu quoi parce que tamit Abdou Samad yaakaar naa c'est un citoyen boo xamante ni. citoyen la comme ñun nekk ci biir jàmm gën si Kambaaw ou bien da nga yor benn poste boo xamante ni ci biir jàmm gën si Kambaaw. ba autorités yi ku fi ñëw daf lay woo. loolu loolu tamit bëgg nañ nga gën ñu ci tuuti quoi. xam nga li nga wax noonu dafa am solo jaaxal na sax ñenn ñu bari. waaw mais xam nga ak ab doomu aadama. su fekkee da ngeen di nekk ci nit. parce que état continuité la. waaye te jamono yi nga xam ne ci jamono yi njëkk ci wàllu inondation. moo xam muy côté sapeur-pompier muy xam côté état. maanaam chaque année bu inondation amaan. man lañ daan xam boo xam ne acteur la de développement bu dëkk dans la commune. maanaam suñeeku. jàppale askan wi. donc loolu yëpp dama ko daan def mu nekkoon taxawaay bu am solo. bu ci doon bu ci résultat. gis nga taxawaay boobu looloo waral képp koo xam dana nekk ci état. lépp looy wax ci wàllu inondation man ngay waxal. en plus ci wàllu man organisation yi nga xam ne état da ko taxawal. ci lu jëm ci wàllu inondation ñu koy wax plateforme nationale pour la réduction et des catastrophes. nga xam ne ministère de l'Intérieur moo ko bokk. mu nekk direction de la protection civile. man maa représenté la société civile sénégalaise. donc le programme décennal de lutte contre les inondations. man dama bokk ci nga xam ne joxe nañ ci seen xalaat ban taxawaay lañ war a am pour xeex li nga xam ne mooy mbënd mi particulièrement dans la banlieue. donc def ay séminaire international. te mu Sénégal am ministre de l'inondation. bokkoon naa ñu doon taxaw ni Sénégal dafa war am ministre de l'inondation boo xam ne dañu war a régler le problème. donc loolu moo waral ne. chaque fois bu autorité di ñëw dans la commune. man la maay doon ki nga xam ne mooy seen adresse. d'accord Samad comme Samad waaw comme temps bi daf ñu xaw a xoj te am na ñeneen ñoo xamante ni war nañ dugg. peut-être man laaj la benn question ma cabaxal la benn dernière question. waaw parce que jot nañ ci ay information que ni bi gouverneur ñëwee fii. waaw am na nu mu def ak yow est-ce que loolu am na wala amul. def ak man c'est-à-dire. am na somme bu mu la jox. somme ko c'est-à-dire somme lan. somme kay Samad bu ñu ko waxee xam nga xaalis la ñuy wax. waaw non xam nga man dama yàlla def ko dundee. man nekk nit koo xam ne du ma nëbb dëgg. du dëgg te yàlla di mu may suturaal. doon alal moo ma itteel. kon man am naa nit ñi leneen lu ma def wala kon gis moom ma may dawali 4x4 wala leneen. waaw loolu c'est normal man ma nëbb jëfu gouverneur. bu yàlla defee gouverneur gis mu nekk un jeune combattant. waaw di xeexal askan bi. waaw di def liggéey bu am solo. waaw donc muy ñëw ci terrain. waaw mu taxaw ñaanuma ko. waaw xaw ma ko bu ñëw ba ma taxaw. waaw mu ñëw ma am man maa la ko may joxoon ci tëdd buy. d'accord loolu bokkul ak dara. loolu alhamdulilah. d'accord kon waaw xam nga li kon. waaw xam nga li kon. waaw. ñu di suul jëfu gox di suul jëf. d'accord. xam nga li kon. waaw. ñu dénk la alalu askan bi nga détourné ko def ci lu la neex. waaw d'accord D'accord, waaw xam naa ne amul- loolu
waaw xam naa ne loolu noonu nga bëgg a wax du xaj fii. seulement dafa am benn question bu ma la bëgg a yóbbaale rek comme ça comme temps bi daf ñoo xaw a xooj muy que ren gis nañ tamit. daaw yaa daan nekk ci ndox mi. ñeneen ak ñeneen di nekk ci ndox mi ren ñu gis na nag. xaw ngaa tegg sa tànk. mais tey le maire bi nga xamante le maire actuel muy Coumba Ndoffène Fall. wàccee na ay équipe am ñu nekk aussi ci zone bi di xaw a pompe yow noo jàngatee loolu. yokkute la wala yow da nga am contentement. mooy que ne man na askan bi gagné. parce que le problème des inondations man jàppuma affaire politique la war a doon. man dama jàpp ne ab citoyen bu mun ci doon. c'est une obligation bu citoyen dëkk bu mel ni amee problème. yow nga am taxawaay pour jàppale sa askan. tey dafa jot sax ñun ñëpp ñu bokkoon unir nos forces pour régler le problème une bonne fois pour toutes. est-ce que Samat pare na pour unir ay forces am ak le maire ñu dégager fi ndox bi pour l'intérêt de la population. dama ne. xam nga inondation dama ne. waaw c'est un phénomène naturel boo xam ne yàlla moo ko wàccee. waaw que ce soit muy Sidi wala muy Sow. comme mu ci doon te ñu war a ànd pour dimbale askan bi. ñun loolu moo ngi amal solo. d'accord mais tey Abdou Samad. en personne la personne de Samad n'a pas d'importance. d'accord waaw mais tontu ma ci loolu. est-ce que tey pare nga boole sa doole ak doole mairie bi. ngeen booloo liggéey. mairie bi kay actuellement yaakaar naa ne moom mi yore budget. yore xaalis. moom warul ut ku mun a tollool. non mais yow mënoo ci dolleeku. pour jàppale leen affaire bi jógee fi. xam nga dama la expliqué xam nga tey jàmmagal si Kambaawa di jaxasoo. foo tourné ndox maa nga ko lëbbee. d'accord ñi ñaa ngi am problème dëkk bi ñu ngi tax ay pono. parce que la ko waral mooy que on a un maire par défaut. la may wax à chaque fois. maanaam inondation tey. waaw bu fekkoon ne taxawaay bañ ca war a am ñoom. waaw d'accord xam naa ne Samat moom laay wax rek temps bi boo ñuy xaw a xoj. pour une minute. way xam nga tey bu yàlla deful toon heure bii daaw sii bi ma nekkee jàmmagën ci Kambaaw xamoon na ne problème bi ñu amuñu ko woon. ndax da wala dëgg. parce que démarche anticipative bi ma defoon teel a préparé bi nga xam ne mooy yoon bi ba bi nawet bi ñëwee. ñu teel a jël suñu matuwaay ba nit ñi am jàmm. waaw d'accord n'est pas à jàmmagën ci Kambaaw. le problème est là les gens appellent à tout le temps nan lañ war a def pour dimbale askan bi. kon daal jàpp nga ni yow li nga fi nekkul moo waral tey problème am daal. mais effectivement. waaw mais kon nag Samat gaawal nga ñëwaat ndaxte tamit am na je pense que actuellement nii gars yi ñi ngi lay dominer te xam naa ne temps bi xaw nañoo xoj Aliou. d'accord xam naa ne Aliou temps bi moo ñu xaw a xoj li mu bëgg a développer peut-être day ñëw émission ñu développer ko di préciser encore ni mbënd bi moom ba ñu nekkee ay xale ba léegi depuis 2005 ba léegi Diamaguène Sicap Mbao mu ngi rencontrer ay problèmes yu difficile peut-être même au-delà de 2005 Diamaguène Sicap Mbao mu ngi rencontrer ay problèmes yu difficile nekkul ren kese yàgg na fi donc dañuy def appel rek ci li nga xam te ñooy autorités yi rek ñu ñëw dimbali askan wi parce que askan wi soxla nañ leen dëgg comme temps bi mu ñuy xaw xoj très rapidement ñu jàll ci beneen parce que li ma bëggoon dugalaat foofu rek mooy Samat actuellement moom comme sori na jàpp na ni Diamaguène Sicap Mbao am na ay mooy solution bi te moom mooy solution bi kon donc foofu yaakaar naa ne waa mairie bi aussi suñu doon def 100 war nañoo yokk 200 parce que Samat jàpp na ni moom 100 moom ndox mi du fi jógee. sànniwaale na leen track nee na un maire par défaut. donc loolu ay waxam la xalaatam la voilà loolu du xaj ci émission bi yëpp. mais bon dinañ ci jéem a xoolaat tamit mi ngi koy jëlee mu toog ci plateau bi keneen tamit toog ci plateau bi ku nekk tamit mën a défendre say idée quoi. parce que chaque fois comme ni ñu koy waxee rek affaire yi moom terrain bi ñëpp mën nañ cee bay. tool bi yaatu na ku nekk amal pàcc boo xamante ne boo féetee bay rek yaakaar naa ne askan bi ñoo ciy jariñu kon donc ñoom suñu boole woon seen ay doole sax pour rien que intérêt population bi dina ko jar. salaamaaleykum. yow nag politique la ngay def. Papa ñu ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar. Papa yaa ngi en direct ci El Vision Médias. El Vision Médias. waaw ñu doon def benn émission wax sa xalaat ci wàllum inondation bi. allo. waaw Sidi. waaw Papa. waaw Sidi. dafa mel ni fi nga nekk dafa xam am bruit quoi. waaw maa ngi lay dégg. waaw Papa ma ne ñi ngi def benn émission bu tudd wax sa xalaat ci wàllum inondation bi. parce que actuellement gis nañ ni ndox mi xaw naa bari ci Diamaguène Sicap Mbao. ma koy defandoog sama doyen bi di Aliou Sow. Aliou ma bàyyi la ak Papa. waaw. Pape maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Pape yaa ngi en direct ci El Vision Médias ñu lay dalal bu baax di la bàyyi nga nuyoog suñu mbokk internautes yi. waaw maa ngi nuyu waa El Vision yëpp. di nuyu directeur bi. El Hadj Lo.
waaw di rafetlu tamit man initiative bi. d'accord waaw Pape yow ñu gis ni yow miin nga ndox mi. parce que yow pour rappel rek yaa ngi woon ci Samat. tey nga nekk ci camp ki nga xamante ni moo fi nekk le maire Coumba Ndoffène Fall nga bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum ndox mi. noo ko gisee ndox mi ren ni mu bëree nii ak taxawaay bi nga xamante ni yéen a ngi ko ciy amal. waaw ndox mi de bëri na mais balaa ndox mi di ñëw ku mel ne monsieur le maire taxaw na taxawaay bu am solo taxawaayu autorité bi. parce que bi ci jiitu mooy fexe na ba waxal naa ak gouvernement bi. suñu waxee gouvernement bi mooy gouverneur bu Dakar. wax naa ak moom gouverneur bi yónnee fi tamit waa ONAS bi jiitu ñu balisé terrain bi defar nañ canal yi. xëy na canal yi mënul lépp mais canal yi am na lu am solo lu mu ciy jël. mais équipe bi nga xam ne tamit ñu ngi koy jàppale lu mel ne Mouhamed Sarr ñoom Abdou Aziz Gueye ñoom Assane Tiongaan équipe bu mag daal ak waa Al-Samsari ñu ngi def benn taxawaay bu am solo di relais ndox mi di ko yóbbu barab ba. après di ko jëlee barab tamit di ko yóbbu APA vraiment ndox mi bari na mais ren taxawaay bi am na solo mais li ci jiitu tamit sapeurs yi am nañ taxawaay bu am solo. loolu daal lañ ci mën a sànni. d'accord Papa ñu gis ne tey ren tamit allo. waaw. Papa dañoo gis ne tamit waaw. fan yi année yi ci ginnaaw yëpp. inondation mi ngi sonal askanu Diamaguène Sicap Mbao te chaque fois même méthode bi la ñuy jël muy jël ay moto pompe jël ay tuyau pompe est-ce que loolu yaakaar nga ni mooy solution bi est-ce que loolu noonu moo war a continuer tamit. non loolu mënuñ continuer parce que loolu li muy coûter maire bi amul moyen. te ku ne xam ne domaine compétence maire yi inondation bokku ci dafa am benn part boo xam ne dañ ko jël état du Sénégal yor ko mais dafa inondation maire da ciy participer rek mais mënu ko. mais tamit ñi ngi dénoncé état mais ñi ngi tàllal loxo état ñi ngi doon def nag ay canalisation. mais ñi ngi gën a wax état nag mu accéléré canalisation yooyu war a am parce que nag nii inondation bi dafa tër commune Diamaguène Sicap Mbao lii mooy solution. année bu jot mais jënd 5 machines 6 machines bu inondation jeexee ñu perte machine bi loolu tamit du solution bi mooy ñu fexe am ay canalisation. te gëm naa ne ñu ngi ci parce que tamit sori nañ ci. parce que promoteur bi dugg na boo duggee Sicap Mbao da ngay gis ne. te lii ñu ngi koy defar. Paquetet bi tamit ñëw na mi ngi defar terrain municipal bi Paquetet bi tamit mi ngi préparé école Samson 3 bi école publique bi. kon tamit am naa yaakaar ne ay projets yu am solo dugg na ci commune bi di ñaan yàlla rek. ñu àggale lépp ci jàmm nawet bi di ñëw tamit. mu jeex ci jàmm te bañ ci lor kenn. waaw Papa ñu gis ne année yi passé yëpp daaw ñu gis maire wàcc sur le terrain yeneen opposants yi lañ doon gis ku ci nekk di ko ñàkkante ci biir ndox mi ren nag ñu gis maire kese ci biir ndox mi gisaguñu ñeneen ñi. loolu yow nan nga ko jàngatee ou bien yéen da ngeen am beneen plan bu ngeen war a politiquer ci wàllum inondation bi wala leneen. wala ma yokk ci yow mi yaa waral loolu yow yaa indi maire sur le terrain parce que yow fi nga dëkkee am na ndox parce que année yooyu maire daan fi nekk yow nekk goo woon ci li nga xamante ni mooy ci camp. voilà. waaw donc xam nga tamit maire daana dem ci inondation mais xëy na dem sur le terrain bi daf daan des. mais comme ñun yàlla daf ñu booleeg moom te ñu nekk ay nit yoo xam ne tamit ñun ay homme de terrain lañ mën terrain yi. te gëm naa ne tamit maire ñi fi doon dugg ci ndox mi yëpp di ci wax maire moo leen mën. parce que moo leen mën parce que li ma waxoon rek parce que xëy na ñoo xam ne dañuy ñëw ci machine yi taxaw fa taw publier wala ne ñu ngi ci ndox mi. comme ñan. mais ay wutu non du ma ci tudd tur mais ni ko doon def bëri na. mais yéen a ngi photo de Papa. waaw ñu ngi photo mais dañuy liggéey. mais ñee tamit dañ doon liggéey de Papa. non tuuti nañuy liggéey xam nga dañuy wax ju bari jëf du tuuti. déet loolu moom duñ la ko nangul moom. non da nga koo war a nangu rek parce que ñoom nawet da laa ñëw ba jeex te duñ am solution ci ndox mi nawet da laa jeex 5 mois ndox mi di fi nekk. ba léegi yéen tamit amatoo leen solution Pape ndox maa ngi fi. mais Pape man li ma la bëgg a relancer waat rek mooy tey jii nii. waaw est-ce que da ngeen a wër ci zone Diamaguène Sicap Mbao bi yëpp wala dafa am benn zone bu ngeen nekk rek pour pompe ndox bi ou bien. non xam nga commune Diamaguène Sicap Mbao bi gën a am inondation. waaye. mooy quartier Abdou Ndiaye maire teg na ko équipe. mooy ñoom Vito. ñaata équipe ngeen déployé. non équipe yi bari na mënuñu koo compter bëri na. mais sama koñ Tali Mame Diarra gisaguma fa équipe. non Tali Mame Diarra sa koñ mooy sapeur yi na. waaw ñoo nekk Madinatul Munawwar Makkatal Mukarram. waaw. ñoom ñoo nekk Touba Yëmbal jumaay Touba Yëmbal ci APS bi. am na machine bu tege foofu mi ngi indi Tali Mame Diarra. soo ñëwee Medina Fass ci kaw am na machine yu fa nekk boo demee Fass ci kaw quartier Modou Fall am na machine yu fa nekk. soo ñëwee arrêté raay ñun ñoo fa nekk. soo demee quartier Abdou Ndiaye ñoom Vito fa nekk. d'accord. Samsam 2 Samsam 1 amul ndox Samsam 2 amul ndox. d'accord
Pape comme temps bi daf ñu xaw a xoj te Sicap amul ndox. d'accord comme ab temps bi daf ñu xoj te am na ñeneen ñoo xamante nii bëgg nañoo dugg ci émission bi lan mooy sa xalaat ci taxawaay ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowe ay opposants ci biir commune bi ci ndox mi li leen di woo. waaw mooy li ñuy woo épuisant. waaw bokk ndey bokk baay. waaw su ndox mi ñëwee. waaw El Hadj Lo bi nga xam ne mooy directeur général bi. mu wàcc sur le terrain parce que moom Sicap Mbao am na lu mu ko lebal. waaw moom El Hadj Lo am na lu ko Sicap Mbao lebal. waaw parce que bi muy jàng fii la jàngee. waaw bi muy def aar fii la ko doon defee. waaw kon moom tamit bu ko yàlla mayee mu am teraanga ba amaat chaîne. waaw kon tamit dafa war a wàccaat ci terrain bi moom def am lu mu def. mais nag yaakaar naa ku ci nekk tamit ak côté bi nga fooree El Hadj Lo yaakaar naa lii muy def nii pour askan wi mën a gindeeku homme politique yi tamit mën a génn yaakaar naa ci côté bii lay baye waaram du ma défendre El Hadj Lo non dama koy défendre ma El Hadj Lo c'est-à-dire waaw xam nga El Hadj Lo ku nga xam ko ci son et lumière waaw ci wàllum caméra mais lii muy def nii tey lii émission bi mu ñu permettre loolu mi ngi ciy bay waaram loolu mu ngi ciy bay waaram c'est un homme politique nekk un homme ñëw xam nga man Sidi lu tax man la du ma défendre El Hadj Lo waaw parce que man dama ko bëgg a teg fii plateau waaw taaj ko ñu wax ak moom waaw c'est très important parce que Pape li mu wax aussi am na solo pour ñu leeral sax parce que digganteem ak homme politique yi nit ñi dañ naan digganteem ak Ndofène opposant la waaw ñi naan digganteem ak Samat moo ko ngem waaw El Hadj Lo foog ñu teg ko ci plateau bi aussi laaj ko Pape lay jaajëfal waaw Pape kontaan nañ ci yow waaw jërëjëf yàlla taxaw leen amin ñu ngi leen encouragé waat ngeen gën a góorgóorlu ci ndox mi rek waaw ñu ngi gën a góorgóorlu yéen ñi leen di woo ci combat bi waaw incha allah waaw di ñaax ak kenn bi tamit nañ bàyyi boos yi ñuy jël di ko def ci ndox mi ah bon waaw loolu moom yëpp séeréer yi la du yoon bu tawee jigéen ñi nit ñi dañuy profité ci boos waaw loolu moom du yoon loolu cri de cœur loolu yëpp séeréer yi la dinañ ci wax loolu dinañ ci wax yëpp séeréer yi la dinañ ci wax Pape ba jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax na nga nuyu ñu aussi sa coordinateur bi nekk ci wàllu ndox Mouhamed Sarr coupé na Pape daa yàkkamti Pape dafa yàkkamti mais xam naa ne mais wax na lu am solo aussi parce que El Hadj Lo tey moom ku ne xam na ni moom El Vision Médias peut-être li mu wax nii am nañu aussi ñuy toog seen ruku naan yàlla dénk na ko teraanga war na génn moom aussi donc loolu yëpp aussi tamit moom il faut mu ñëw toog fii si plateau ñu laaj ko digganteem ak jënd aussi ay moto pompe waaw dimbali askan wi parce que tamit tey jii nii nit ñi am na benn bët bu ñu koy xoolee comme fii la jàngee yàlla may ko fi teraanga tamit yoon la mu delloowaat tamit askan wi li nga xamante ni yàlla dafa ndox te studio tamit biir jàmm gën Sicap Mbao la nekk donc yàlla na yàlla yokk sutura parce que moom li mu war a tontu ci ay questions non bari na foog ñu teg ko plateau aussi foog ñu teg ko plateau loolu c'est très important xanaa comme njëkkanteeg temps bi rek jéem a xooli Ibrahima Khalil Thiam moom ba xam tamit ci côté jàmm gën ñoom nan la ñuy dundee ndox mi foofu noonu parce que tamit ndox mi moom fi mu toll nii yaakaar naa tawu dem bi yàgg boo xamante ni waaw métti na trop quoi trop parce que tey bu may ñëw studio tamit faa ma préciser ko DG mbedd boo jaar rek da ngay obligé ñu ne la génnal waaw na ma utal oto parce que c'est très important mais ndox mi tamit ak oto dina métti de waaw mais moo tax ne man kay xam naa na ma utal daal yooyu gars yi di sol boti ndax mu mën a xuus waaw loolu ko xam laa ne wala ñu boole la ak équipe bu kii bi rek ñu jëm la cee jox d'accord allo Ibrahima Khalil allo Ibrahima Khalil Thiam waaw salaamaaleykum ñu ngi lay ziar moom moo nekk zone des Darou wax nga dëgg Ibrahima Khalil Thiam na ngeen def ak inondation bi mbaa yéen a ngi ci jàmm bu baax waaw ñoo ngi ci jàmm di jéem a dund ak ndox mi rek waaw xaaral ma bàyyi la ak sama doyen bi Aliou Ibrahima waaw Aliou maa ngi lay siyaar ñoo ngi lay nangul di yaar dina ko delloo di la dalal ci suñu plateau en direct ci El Vision Médias wax nga dëgg nga fas yéene wax ci population bi ci li nga xamante ni moom mooy li xew muy mbënd mi nga jox ñu ci sa xalaat dëgg la léegi sa xalaat ci li nga xamante ni mooy mbënd mi parce que askan wi sonn nañ foofu yéen foofu ci jàmm gën foofu ci zone des Darou am na ndox wala amul ndox wala ndox mi nan la mel ak yéen waaw comme ni ngeen ko xamee jàmm ngeen Sicap Mbao depuis 2004 ba léegi commune bi moo ngi dund ci ay difficultés yu mag ci wàllu inondation zone des Darou nag bokk ci zone yi gën a sensible ci jàmm gën parce que zone des Darou yi ko composé mooy Darou Salam Darou Rahman 1 2 Medinatul Munawwara quartier Abdou Ndiaye yàlla dogal nag foofu dafa nekk benn chute d'eau boo xamante ne mboolem quartier yooyu ma lay wax ni dafa am benn fi ñuy verser seen ndox mi ci diggante Darou Rahman ak Darou Salam mooy ci tali Abdou Ndiaye bi waaw foofu nag fu mu toll nii may wax ak yow
sant sa mbàtt mu taj. maanaam zone des Daaru à part Daaru Salaam. ndox mi dafa maase. d'accord waaw ndox mi temps yi dafa maase mais yàlla dogal na. comme ñun jëloon nañ devant avant lii. bon gasoon nañ ay pax. instant yi pax yi moo ngi def liggéey bu am solo parce que ndox maa ngi dem normalement. d'accord. xam naa ne bu tawul fii ak suba. waaw. ndox mi nekk ci kaw tali bi ci kaw quartier bi Ndiaye bi lu bari dana dem. d'accord. léegi nag mu def li nga xam ne moo nekk ci biir poche yi nekk ci biir secteur bi. d'accord. saa yi may wax ñëw nii population bu bëri ñoo ngi may signalé ne seen biir kër yi dafa am ndox. d'accord. Ibrahima parce que ndox mi weer tàgg foofu. d'accord day band ci kër yi. d'accord Ibrahima. oui. ñu leen di féliciter ci effort boobu ngeen def. donc sànq am na ku dugg ku fare ci côté maire mu ni maire envoyé na ay équipe ci commune bi pour xeex mbënd bi est-ce que seen commune boobu équipe yi egsi nañ fa seen côté boobu. waaw ñun nag yàlla dafa dogal ne moom xëj na maire dafa am lu ñu jàppal wala dafa am xaaj ak seen ci ni ñuy gérer commune bi. wax dëgg yàlla moom Daaru Salaam. Daaru Rahman 2. Madinatul Munawwara. foofu moom mosuñu sentir maire. d'accord. kon donc zone des Daaru bi yëpp amul benn équipe bu maire bu fa nekk. non instant yi gisuñu kenn. yéen a fa nekkal seen bopp ki fi nekk di liggéey. te ànd ak ñun di liggéey Victor ci ñun la bokk. Victor. waaw ci ñun la bokk ñun ñoo ko dugal ci inondation. fa la nekk mairie. non bon xaw ma mënu ko ma confirmer ci nekkam mairie parce que man dina ma koy gis mairie. d'accord. mais l'essentiel mooy. li fi nekk ci dispositif. waaw. ñi nga xamante ne tey moo tax ndox mi di dem. waaw. li ci ëpp doole ñun suñu moyen bopp lañ ci def. d'accord ñu ngi lay jaajëfal comme temps bi daf ñu xaw a xoj te am na ñeneen ñoo xamante ni war nañ dugg. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. waaw kon boobu ñu leen di sant El Média. jërëjëf di leen wax nag di yoon bi ngeen ne. ngeen continuer ci te bañ a def nii nga xamante ne mooy média élémentaire yi nekk jàmm nga xam ne ñoom dañuy suivre. non loolu moom ñun duñ ko nangu. voilà parce que média élémentaire wala leneen amu fi ñun média yëpp benn lañ. je pense que waaw benn objectif la ñu am. voilà muy commune bu Diamaguène Sicap Mbao donc loolu duñ ko mën a d'accord. peut-être dañuy yamale média yi. waaw te xam ne ñun ñoo bokk ndey bokk baay kenn koo ci laal nga ñëpp ah. waaw donc voilà ñu gisee ko noonu. bañ a tudd benn média. voilà ñu jéem a xool tamit Bassirou Diop Mbawor. waaw Bassirou Diop peut-être mooy dernier wala avant dernier. non waaw dernier bi xam naa ne dañuy tëjee Malick Diom. parce que moom mu ngi ba cité Mandela. waaw après ñu jéem a xool ba xam nan la ñuy jéem a jokkoo ak moom parce que moom tamit daaw gisoon nañ mu tuur fi ay suuf bu bari mais ren moom gisaguñ ko ci benn yoon xamaguñu fu mu réer. waaw ah wala su fekkente ni tamit. allo jëla ko def ki allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi ziar bu baax. sëñ Bassirou ñi ngi delloo ziar. naka coono yi. sant nañ bu baax a baax mbaa yaa ngi ci jàmm rek. ñu ngi sant yàlla bu baax. naka waa Diamaguène mbaa ndox mi sonalul leen. waaw instant yi nag moom wax dëgg yàlla xaw nañu sonal moom. ah. waaw pour dire vrai moom wax dëgg yàlla. xaw naa doy waar foofu. voilà depuis démb presque. dëgg la xaar ma bàyyi la ak Aliou. Aliou waaw am quelque laaj yu mu la laaj sama doyen. Cheikh bi. allo sëñ Aliou. waaw Cheikh bi ñu ngi siyaar. ñu ngi delloo siyaar naka coono yi. soxna Cheikh bi ñu ngi lay masaw bu baax a baax. ah jërëjëf ñoo ko bokk gat masa gi moom ñoo ko bokk. d'accord gis nañ ni ñoo ko bokk moom. d'accord maa ngi gis ci sa à travers ci sa li nga xamante mooy sa page Facebook. ngay publier bu baax di yuuxu wallu ci li nga xamante ni moom mooy inondation bien avant nawet bi di ñëw. léegi nawet bi ñëw yooyu nga doon yuuxu wallu yëpp ñu gis ni yu si bëri bu yëpp amul it yu si bëri am na donc loolu loo ciy wax. waaw li ma ci wax rek mooy maanaam xol bu naqari lañ ci am ak njàqare ak loo xamante ni wax dëgg yàlla à chaque fois moom mooy ñëw même fay yàgg naa koo wax parce que boo xoolee suñuy publication même chose lay doon chaque nawet balaa ñëw buñ ko anticiper tamit lettres yi booy xool li ñu ci changé xanaa date bi lay doon ak année bi. mais bu ñëwee rek à notre grande surprise daanaka la amoon la gën a raw loolu mooy am ci maanaam wàllum tànqamlu gi nga xamante ne nii gouvernement du Sénégal mi ngi koy def. ak les autorités locales yi nga xamante ni au moins war nañoo nekk ci près de la population. ci jamono yi nga xamante ni jamono yi ci la mais doo leen gis. tey boo waree si daanaka man munu
tey li ma def ci ay site presque ci commune bi amaana bëri na côté Diamaguène bi ba côté Sam tamit mais gisuma leen fenn te yoon la woon jamono ji au moins ñu taxaw même tous les moyens yoo xamante ni war nañu ko mën a jàppale population bi mais ñu xam ne kat ñi au moins ñu ngi compétir ci seen naxar ak seen biir loolu dina am loo xamante ni daf koy def ci seen xol d'accord mais pour vous dire vrai wax dëgg yàlla situation bi nga xamante ni moo am ci commune Diamaguène Sicap Mbao ci wàllu inondation doon na loo xamante ne nii dafa war a nekk priorité sociale d'accord est-ce que yéen a ngi ciy gis est-ce que yéen a ngi ciy gis homme politique yi ñu ñëw pour épauler leen pour jàppale leen pour vous donner un coup de main est-ce que yéen a ngi ciy gis homme politique yi wala bonne volonté yi. waaw bon am naa ci bonne volonté wax dëgg fa yàlla yoo xamante ne nii moom dañuy participer ci mbir mi. am na des politiques voilà su mel ne des partis yoo xamante ni à chaque fois dañuy gis ne kat ñi dañuy teew ci mbir mi. à travers nous notre parti bi nga xamante ne daa féete Pastef wax dëgg yàlla. ñu ngi def ay action ci par rapport ak loolu ci maanaam wàllum jàppale ñi nga xamante ni ay comité de jeunesse la nekk ci quartier yi. di góorgóorlu ak seen i moyens bopp. ñenn ñi ñooy teg seen mot de pompe di wut seen gasoil ak seen i raakool di ci sonn bu dëgg ba dëgg. loolu dafa doon loo xamante ne nii lu am solo la ak ay bonne volonté yoo xamante ni ñu ngi nekk ci quartier yi. notamment au niveau de foofu aussi tamit yéen ñi ngi gis média bi ngeen ñi def seen wàll. te loolu aussi tamit contribution la maanaam wane ni am na loo xamante ni ñu ngi koy dund man loolu damay jàpp ne apport la aussi tamit boo xamante ni boo am solo parce que apport bi mun naa bañ a nekk rek en numéraire wala ci nature mun naa nekk ci beneen fànn. parce que fësal bi ngeen koy fës nit ñi xam ne kat wax dëgg yàlla fii la fa xew problème la. ba nit kat gis loolu daañu nekk xaaral ma ñëw jàpp ci loolu rek aussi tamit dafa am solo. d'accord donc daal am nañu ci jàpp mais nag ñu ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni ay biñ fis lañ galaat ko bi ñu gertu comité de jeunes yi nga xamante ni ñi ngi am ci quartier yi ci koñ yi ci gox yi wala ci ay tey fépp foo dem ñu ngi teg mot de pompe yi ak lay mooy di boor quoi. d'accord Bass peut-être dernière question bi nga xamante ni moom laa lay posé yaa ko wax sànq seen parti bi nga xamante ni mooy Pastef. donc tey seen leader bi nga xamante ni mooy le président Ousmane Sonko tey ci commune bi nga xamante ni ci ngeen nekk à travers moom à travers parti bi yan jéego ngeen doxagum. ba xam. yan jéego ngeen doxagum ci commune bi nii ci wàllum ndox mi. ci wàllum ndox mi. waaw ba xam. Pastef yan jéego la tegagum ci wàllum ndox mi yaakaar naa doyen loolu nga wax de. ah ok waaw bon jéego yi ñu teg moom ay jéego de dénonciation la premièrement. parce que. non mais Bass dafa naaga ma dagg yéen Pastef lu tax dénonciation rek. pourquoi poser woon ay actes yu fort yoo xam ne parce que tey gis nañ tamit yeneen kii yi ñi ngi yëngatu ndànk-ndànk mais yéen dénonciation quoi man waa Pastef Aliou mais bërki démb ñi ngi woon Daaru Salaam loolu yéen a ko suivre yéen a ngi woon Daaru Salaam ñi ngi woon Daaru Salaam avec notre coordinateur communal Cheikh Aliou Bey def na liggéey boo xamante ni bu am solo la mais aussi tamit au delà de parti Pastef ñun mooy li may wax rek ay citoyen lañ avant tout d'accord ñi ngi ci AIC yi ñi ngi ci comité de quartier yi man mii di wax daanaka bu ngeen ma suivre quartier Abdou Ndiaye initiative yi bari foofu yoo xamante ni dañ ñu koy def dañ ciy dugal ci ndox au niveau de Sicap c'est très bien inondation yi aussi ak kenn li ñu mën ci ay activités ñu ngi koy def selon les moyens aussi du bord malgré ne moyens yi xaw naa maigre mais ñu ngi ci def suñu képp laay kattan aussi tamit ok ñu ngi lay jaajëf Bass ñu ngi lay jaajëfal xam naa temps bee ñu xaw a xoj rek ok waaw xam naa dinañ ko gën a yaatal yow xam naa dinañ la soxla ci plateau bi aussi gën a yaatu inshallah dinañ la soxla ci plateau bi nga ñëw toog ñu waxtaan ci lu bari inshallah jërëjëf sëñ Bassirou jaajëf merci beaucoup d'accord waaw Aliou ñu enchaîner rek comme temps bi waaw toll nii peut-être benn auditeur rek la ñuy jëlaat voilà parce que tamit suñu xoolee temps yi sori na waaw donc nañu jéem a jël benn auditeur comme ça ñu mën a tëj émission bi xool tamit parce que fi ñu toll nii ñu jéem a xool Malick Diom comme moom tamit daaw mën nañ ni moo yaru inondation bi def ci lu kii mais ren moom dañ koo gisul salaamaaleykum maaleykum salaam Malick Diom oui président mouvement leeral Diamaguène Sicap Mbao waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar yaa ngi en direct ci El Vision Média d'accord bon maa ngi leen di nuyu di leen fay yéen ñëpp di leen ziar aussi xanaa ma bàyyi la ak sama doyen bi El di Vision nuyu nekk ci plateau bi yëpp waaye di nuyu commune bi aussi di leen masa coono ci ndox mi di leen masa coono également ci mbas mi am ci réew mi di ñaan yàlla ñu génn ci ak jàmm ak salaam d'accord amiin Malick maa ngi lay nuyu man la Aliou waaw maa ngi lay fay maa ngi lay siyaar bu baax
ñoo ngi dolli ziar bu baax a baax. président mouvement leeral jàmm gën wala askan wi. waaw. donc jàmm gën moom mën nañ ni xamuñu ne jamono ji leer na wala leerul waaye li ñu leer ba leer mooy ndox mi bëri na. ban taxawaay nga ci am. waaw dinañ waxtaan ak suñu mouvement bi. waaw le coordinateur Sam Ndiaye ak ñoom maître Mbaw El Hadj Ka ak Baye Moussa Gueye ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo yànk mouvement bi. xool yan matuwaay lañ war a jël pour jàppale askan bi ci ndox mi. d'accord mais Malick est-ce que heure bi tamit heure réunion la est-ce que réunion bi mënuñu ko woon def avant nawet bi di ñëw ñu anticiper tuuti. dëgg la waroon nañ ko mën a def te dëgguñ soxla nañ ko def. d'accord mais comme ni ñu koy waxee rek jamono Covid bi moo tax ba parce que ay dajale ñu dee xaw a jafe. ñoo ngi gisante wante gisante bi demut na waroon a demee ñu dem. bon Malick nit ñi dañoo gisoon ne daaw indi nga fii ay camion suuf yu bari ñëpp Malick mais tey gisuñu Malick sax ren gisuñu Malick indi dara gisuñu Malick wàcc ndox mi gisuñu Malick nekk ci dara mais est-ce que tamit nit ñi dañoo jàpp ne Malick dafa bàyyi politique wala Malick remontada bi le maire def moo ko dawloo wala lan qu'est-ce qui se passe dañu bëggoon a xam tamit tuuti ci Malick Diome lan moo tax kenn déggatu ko ci terrain bi. ok dëgg la xanaa dañoo changé stratégie rek. parce que ñun gisuñu peut-être remontada boobu nga wax ñun gisuñu ko ci commune bi. li ci amoon mooy Covid bi état bi financé mairie bi génne xaalisu askan bi am nañu ci génne ñu naan 35 millions ñu naan 25 millions. mu am un flou absolu. boo xamante ne ci montant bi nga xamante ne moom la mairie bi génne. waaw. beneen affaire wax bi nga daa doon sotti ay camion suuf. mais ren dañoo xam est-ce que duñu def ay wut ay gasoil ay moto pompe pour jàppale askan bi ci. mais est-ce que commencé wala na yeex parce que sa coordinateur woon dugg na léegi. nee na yéen a ngi xool nu ngeen di réunion pour joxe ay gasoil est-ce que tamit yeexul est-ce que askan bi nga xam ne tey mi ngi fanaan ci ndox est-ce que kooku mën na xaar. mais comme ni koy tubaab di waxee il n'est jamais tard de bien faire. waaw. mais des fois comme am nañ ko rek. te ñoo ngi ciy war a réunir peut-être ci dans les jours qui viennent. léegi kon am nañ yaakaar ne vraiment dinañ ñëw. bu ñu ci waxtaanee ba bu ñu ci war a waxtaanee ba pare. fépp fi nga xamante ne ndimbalu gasoil wala moto pompe war na faa yegg dañ ko fa eggale bu soobee suñu borom. d'accord peut-être dernière question bi nga xamante ni man am naa ko. il est très important ñu am aussi yow ci sa avis ci li nga xamante ni mooy ki fi nekk muy le maire Coumba Ndoffène Fall ci li nga xamante ni gestion bi nga xamante ni moom la nekk di def ci li nga xam mooy mbënd mi noo ko gisee yow en tant que opposant. d'accord maire bi wax dëgg yàlla ñëpp xam na ne ak këleem ci inondation. dégguma. man comme ni ma ko waxee woon ci télévision yi ma doon invité souvent. waaw. inondation mooy ante soleil yu habitant commune Diamaguène Sicap Mbao. commune Diamaguène Sicap Mbao bu tawee rek xel yi dootuñu dalati. bu ñu nee nawet rek ñun ñaa ngi réflexion di jéem a defar. ñu benn problème boo xamante ne ça date depuis 30 ans. ñu naa ku fi ñëw doo ko defar pas yeeg nekk heureusement ñu am benn intellectuel benn cadre ñu naa doon dégg Coumba Ndoffène Fall. ñu doon xaar mu dëkk ci banlieue bi il habite dans le Ndoffène. et pourtant li ñu doon xaar ci moom defu ko ba tey parce que këram sax ak wetu këram loolu tax. mais est-ce que tamit inondation compétence su maire la parce que inondation métti boo xamante ni je pense que. non da ci participer rek. voilà est-ce que attan na doole inondation mairie bi aussi. d'accord mais y a des services compétents yi nga xamante ne état de ko def te maire dafa war a côtoyer services yooyu. xool lu ko état jàppale. parce que inondation d'accord mais maire aussi am na ci ay part de responsabilité. Malick Diome lan mooy programme am bis bu ko yàlla joxoon mairie bi ci wàllum inondation. zéro inondation incha allah. moo yi ñu ci war a jël yëpp dañ ko jël parce que nous avons fait à ñu leen bitim réew. am nañ ay partenaires yoo xamante ne dañu andi ñu jàppale ñu ci programme inondation. te bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne bu suñu maire yi tàbbee suñuy loxo. dinañ def lu mel noonu. incha allah am na suñu équipe. am nañ ay équipes yu compétentes. d'accord. am ay leaders ay dirigeants yu am xam-xam ku mel ni Baye Moussa Gueye nga xamante ne jaayam ak xam-xamam wàcc na ci loolu. ku mel ni Mafal Goudiaby. El Hadj Ka. et tant d'autres. d'accord xam naa ne li nga bëgg a développer yëpp li nga bëgg a développer xajul fii. d'accord xam naa ne dañ lay jaajëfal rek parce que temps bi boo ñu xaw a xoj. incha allah ñu jël suñu dernier auditeur rek Aliou.
parce que fi mu toll nii temps bi ñu bëgg a xoj. ñu jël jël Amadou Diaga comme ça ñu tëj. voilà parce que instant yi ñu bëgg a dugg yëpp bu ñu leen jëlee bu ñu leen bëggee fii la ñuy jël fanaan. ñëpp après du mën a dem. D'accord. donc dañuy jël ñi nga xamante ne rek actuellement nii moo ci tane. ah ñu xool tamit pour prochaine fois aussi ñi nga xamante ni mënuñu dugg tey ñu dugg prochaine fois ñu jéem a dugg. ñu jéem a waxtaan ak ñoom tamit xool tamit parce que tamit lii doon na loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk. lu am solo la. inondation bi ñëpp ñoo ko bokk même bu fekkee fi nga dëkk tawul fi nga dëkk taawul. booy génn di dem di nga jaar ci ndox bi kon nekk na loo xamante ni na ci ñëpp bay seen waar ku ci nekk ku am siwo paan peel. moo mën a génneel ndox mi ci mu génn ci. xam nga am sa oto. di ñibbisi bëgg koo indi doo ko mën a dugg ak sa kër nga obligé bàyyi ko fële di xuus ci ndox mi. non dafa metti parce que tamit population bi aussi si dañoo war a bañ. parce que gis nga tëli yi nga xamante ni ñu ngi koy def fii te du am canalisation. loolu bokk na ci li nga xamante ni moom mooy lor population yi. parce que boo xoolee rue Mame Diarra bi jamono bi ñu koy def fii daanul taa. mais automatiquement bi ñu ko fi defee amul canalisation amul dara. population ñi nga xam ne ñoo dëkk ci côté yooyu yëpp seen kër yi dafa taa mu nekk loo xamante da leen di lor tëli karo bi aussi noonu peut-être par la suite ñëw nañ def fi ay canal yoo xamante ni man xaw ma canal la man xaw canal yoo xam ne dañuy jóg ba tim tali bi loolu ndox mi nu muy man xaw ma ban entrepreneur moo defar loolu. waaw parce que tey Sénégal mun nañ ne loolu mooy suñu problème majeur ñun suñu entrepreneurs yi am na aay nañ ils sont très forts mais budget bi ñu war a dégager pour defar ay canalisation moom lañ dul nangoo dégager. est-ce que affaire du problème de suivi parce que man su ma la joxee liggéey te topp ma ci xool ni ñu koy liggéeyee rendre laaj la ay compte après est-ce que doo ko defee lu mu la parce que Aliou gis nga man damay yëngatu ci wàllum génie civil mais tey des fois mën naa ne sax secret la boo xam ne dama koy wax dafa mel ni Amadou Diaga mi ngi ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Amadou Diaga. waaw kilifa gi. Amadou Diaga depuis Diamaguène Sicap depuis Sicap Mbao. waaw. ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ñu ngi leen di fay. bon Amadou maa ngi toog ak sama doyen Aliou. waaw ñu bëggoon a waxtaanee ci wàllum inondation bi yéen Sicap Mbao nan ngeen koy dundee. waaw ñun de Sicap Mbao ñu ngi koy dundee d'abord da leen nuyu yéen waa El Vision. surtout yow si set bu baax na jeune bu am yëpp lu ci nit ñi. jërëjëf. di masawu coono d'abord ñi nga xam ne ñoom la ndox mi dugg seen kër yi. di féliciter tamit le premier magistrat. Coumba Ndoffène Fall bi affaire bi amee aussi def na tournée ànd ak ñi nga xam ne ñoom la war a àndal. ci fii mooy zone yi am ndox. vraiment masawu leen nit. ku xam ni vraiment mi ngi jëm. ci bu canalisation yi. ndox mi nag tey Sénégal bi yëpp la daanaka tey. taw bi du Diamaguène Sicap Mbao kese. partout dans le Sénégal tey dafa taw bu bari. mu nekk nag moom du noonu ngëneel la. ci sant yàlla bu baax di xam ni nag ñun comme lu mel ne Diamaguène Sicap Mbao tey. suñu maire bu mu doon Fall bu yaafu son Promoville bi ñu kon tey bu Promoville bi ñu ngi en cours. chantier yi ñu ngi ci kaw. xam naa ne fii ay fan aussi maire war na defaat ay tournée gën a yokkaat moto pompe yi mu def. vraiment ci loolu am nañ ci amoon ay kàddu ñu ci sànni. waa ñu amoon ay quelques questions rek yoo xam ne bëggoon nañ la ko laajaale. parce que xool nañ depuis presque ay années yu bëri. gisuñu le maire wàcc sur le terrain ren ñu gis ne mi ngi installé ay moto pompe. stratégie boobu stratégie politique bu bees la bu ngeen bëgg a utiliser ci kanamu population bi wala li élection yu jub si moo tax ngeen indi stratégie boobu. waaw ku xam ni monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall. du arrivé ci Diamaguène Sicap Mbao ku xam ni ay nomades yi wala juddoo yaroo ko màggee ko kon xam na jàngoroy commune bi. tey mais lii stratégie bu mu yàgg mëne la. inondation yi ci leneen ak leneen. mais maire bi fi mu dëgg nag instant bii nii am na ndox de ay nomades yi am na ndox de. waaw du ay nomades kese am na ndox. Sicap Mbao tant que Sicap Mbao biir jumaa ji sax am na ndox te travaux yi yàgguñu si fan yi rek amoon na ay travaux vraiment. kon tey nekkul ay nomades kese Diamaguène Sicap Mbao Sénégal yëpp am ndox. mais nag ñun tey vraiment suñu le maire Coumba Ndoffène Fall vraiment mi ngi jéem ku xam ni yàggul dara canalisation yi mu ngi ci woon bu gouverneur ñëw na bi gouverneur ñëwee ak le sous-préfet bi ñu defee tournée bi ci commune bi
vraiment affaire inondation loolu boobu daanaka nawet bi sax dugg jiw si woon kon nga xam ne li ngi jéem dañ koy ñaanal yàlla rek xam ne instant bii nii suñu seul ennemi mooy la Covid. kon tey ak ndox mi ñu xeex ndox mi. lu ko ni ñuy xeexee corona bi dañuy xeexal ndox mi bañ ko politiser. ok yeneen leaders yi jóg. noo gisee taxawaayu yeneen leaders yi ci ndox mi. waaw taxawaayu yeneen leaders yi. mooy jàmm gën ci Sicap Mbao. instant yi ñoom ñoo war a ñëw ànd ak. premier pas. maire ci la dëkk. ci la dëkk monsieur le maire ci la dëkk ku xam ni ku féetee kaw ñi ci suuf chaque jour dañ leen di jéem a tànn mais maire ku xam ni. mën nga Amadou Diaga kii di xam na ma. mais maire est-ce que mu ngi woo opposants yi dëkk moom. est-ce que mu ngi leen di woo pour ñu dialoguer xool situation bi xool ban solution lañ mën a apporter. maire ci la dëkk. ci la dëkk. ci la dëkk di leen tàllal loxo pour ñu ñëw àndandoo xam ni jàmm gën ci am mbaaw benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. d'accord am na ñoo xam ne nii tey loolu yitteelu leen. d'accord waaw Amadou Diaga xam naa lii duuf ci nag bi xajul ci cin bi te xam nga comme temps bi daf ñoo xaw a xoj te yaa nekkoon suñu dernier auditeur yow lañ bëggoon nga tëj émission bi mais vraiment am nañ mbégte tamit li may tëjee rek mooy Sibi ñun jeunesse jàmm gën Sicap Mbao dañu xam ne ñun ay avenir lañ ay doomu gox bi lañ kii dëkk Sicap ki dëkk ay Mamadi ki dëkk Sam-Sam ki dëkk ki képp koo xam ne nii foog nga dëkk rek ki dëkk Fass ñun ñëpp ay jeunes lañ nañu àndandoo bokk ndey bokk bàyyi xam ne gis nga yenn politiciens yi fii dañ lay xeexloo utal la ay noonu te ay avenir lañ. waaye incha allah xam naa loolu Amadou Diaga xam naa ne temps bi moo ñu xaw a xoj. waaw non waaw am nañ heureusement li nga wax li dugg si nag bi xajul ci tur. waaw très bien yow dinañ la gën a woo plateau. kon mun naa tënk foofu am na yoo xam ne bu ñu ko wax ci rajo xam naa. dëgg ñu gën a yaatal incha allah amul benn problème jërëjëf. jërëjëf Amadou Diaga Aliou Amadou Diaga mi ngi noonu. jeex na émission bi peut-être. kii boo ko déggee moo xam ni si maire la far. dëgg la boo déggee Malick Diop moo wax nga xam ni maire bi la soxla nga dégg keneen muy wane ni rek. lii mooy politique. ñii dañuy teg ñii di teggi kii wax lii lépp rek. mais damay wax ni rek lépp nañ ko def ci intérêt li nga xamante ni mooy commune bi. ñu def ko nga xamante ni commune bi moo siy gagné jeunesse bi surtout. jeunesse bi moo ciy gagné li mu wax lu am solo la muy moom. muy man muy yow muy keneen na keneen bu benn jeune nangu benn politicien ak ku mënti nekk ak camp bu mënti même sax le président waaw mu lay xeexloo wala mu lay wax loolu ñaaw parce que jaru ko quoi ñun la suñ biir donc émission bi jeex na peut-être ñu bàyyi la waa di kontaan ci toog ak yow dama ci am fierté di ci sentir sam bopp parce que li nekk ci yow rek ngay def ci man di kontaan aussi ci suñu DG bi El Hadji Lo moom mooy caméraman bi te aussi comme ni ko gars yi waxee na génn ci ndox mi li ko Papa wax ni ko jéem a def tamit jënd ay moto pompe jox population bi xam ne fi la jàngee mu delloowaat école Calassens li mu ko joxoon. d'accord Sidi maa ngi lay jaajëfal li nga wax ci man yëpp ci yow la nekk mbégte bi ak plaisir bi yëpp ci man la nekk di partager ak yow plateau bi maa ngi remercier ki nga xamante ni mooy El Hadji Lo di ko wax ni nag Papa sànni na la ay taraat donc yow aussi am nga droit à la réponse nga toog fii maag Sidi ñu wër la nga wax ñu li nga xamante nii moo nekk si yow nga wax ci li nga xamante ni mooy say ambition ci commune bi aussi opposant la wala opposant yeneen presse yi seen relation et tout ça c'est très important mu toog fii leeral ko te ñu ngi leen di promettre yéen internautes yi dinañ leen ko indil fii dañ def tout pour indil leen ko fii donc yéen aussi mbokk internautes yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ngeen doon teewlu di leen jox beneen émission ci beneen numéro seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy mbënd mi tey jël nañ peut-être les responsables politiques mais peut-être prochaine fois dinañ jël ñi nga xamante ne mooy les sénégalais lambda wala les citoyens lambda parce que ñoom surtout ñu wax ñu conditions yi nga xamante ni ñoom la ñu nekkee ci ndox mi di ci dundee noonu di ci yeewee noonu donc mbokk internet yi maa ngi leen jaajëfal bu baax abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo